rajo sunu kër. jaajëfate man la de Henry Poupa Cissé radio yaa ngi déglu suñu kër radio. yéen ñi di déglu rajo sunu kër ñu ngi leen di gërëm bu baax ci seen fidélité. Sunuker.com. Sunuker.com. Welcome to Sunuker.com. L'info autrement. L'info autrement est la toute nouvelle émission de la radio Sunuker et le site sunuker.com. Une émission présentée par notre lumière nationale, l'international Amazon, Sokhna Rama Diagne, et l'incontournable, le chroniqueur, le pertinent. Il nous retrace les faits saillants de l'actualité nationale et internationale. L'info autrement, c'est tous les jours, du lundi au jeudi, 16h GMT, 18h Paris, en direct sur Sunuker Radio. Pour y participer, appelez au 001 920 786 85 30 ou 001 951 665 85 35. Vous pouvez aussi ajouter Skype Sunuker Radio ou participer via Skype en ajoutant Radio Sunuker. Mbokk yi lii di émission bu bees tàq l'info autrement di émission bi nga xamante ni Radio Sunuker ak sunuker.com ñoo leen koy jagleel ngoot bu nekk si bu 16h jotee ca Dakaru 18h ca Paris. mbokk yi Radio Sunuker moo ñëw ak yéen ak Sokhna Rama Diagne Arwa l'Amazon international la Linguère nationale di émission bu amul fenn émission bu leen di dëgtal xew-xewu bés bi dañuy faral di wax naan picc ngi ci kaw waaye xel maa ngi ci suuf loolu moo waral Sunuker compétence bu ñu ko xamee indépendance bu ñu ko xamee ak crédibilité bu ñu ko xamee mu jagle leen émission bu bees bi l'info autrement bu ngeen si bëggee bokk ci waxtaan bi yéen tamit mën ngeen a woote ci 001 920 786 85 30 wala ba tey 001 951 665 85 35 wala bu fekkee dañ ko bëgg a déglu tamit mën ngeen a woote ci 001 302 781 82 04 wala sax gaañi lu gën a easy doo fay dara ajoutel Skype rajo Sunuker l'info autrement du fenn fudul fii si Sunuker ci kër gi la maison mooy bombu. kon ngeen xam ne moom mosuma bañ a sóoraale ci lenn te jiituwuma fi ëpp ma fi xam-xam donc loolu mu koy def ba yàlla def mu yóbbu ma def ma directeur général Petrosen ñu toogati diir mu woo ma pour yóbbu ma ministère de l'énergie des mines et de l'hydraulique première rentrée te amu si lenn lu ma ko laaj chaque fois mooy woo ñëw ne ma Macky je veux que nga dem fii bi ma demee énergie mine ñu dem accident bi am mu tegal ma si équipement mu nekk surcharge bu 10 ba ñu ci génnee Idrissa Seck di former gouvernement moom moo ma woo bureau la première fois ne ma toogal di defar gouvernement boole ma ci pour ma koy jox xalaat ci koo xam ne ministre nga pare laaj ma loo ci bëgg ma ne ko loo ma si jox baax na finalement ma ne ko kon xanaa ma des fi ma newoon muy miin ak yeneen ndax maa ngi la ciy liggéeyal te yaakaar naa ni secteur la boo xam ne je me sens à l'aise mu ne ma kon je vais te mettre ministre d'État parce que ça anoblit comme ça tu vas être premier sur la liste après le premier ministre loolu la ñu nekkee dënk ma cadre parti bi ñuy dem di dem ba jëmmi jamono mu woo ma te loolu aussi dañ ko war a leeral pour l'histoire keroog assemblée nationale boo gisee ñu def li ñu def dañu bëggoon wane ne itam tey jii assemblée bi sa assemblée la les députés sont derrière vous et soutiennent le processus de l'organisation de la conférence islamique et c'est à l'unanimité majorité comme opposition que la ñu voté cette résolution ñun si loolu lañu nekk ñu si leneen. c'est vraiment ki ni nga wax parce que addina bi fa doy waar su ma seetee ba ne kii laa bëgg dénk lii. waaw bu seetee di seet ci Sénégal yi ba ne kii laa bëgg dénk lii. yàlla ak man rek noo ko xam. ne kenn xam ko pour suba dor ko talaa. ñii nga xam ne nag da nga leen fi fekk ma jox la poste bi. ñii nga fi fekk mu jox la poste bi. damay seede ni amul kenn ci ñoom. ne. ak ndax mu jox ko lii. ne kor yii nga fekkoon ci parti bi du nekk yàgg ci noo ngi nii toog waaye nag amul kenn kuñ mës a jox bëgg bu tëb ne bu recevoir la ne ko lu tax nga jox loolu mel. danañu ma jaaxal. ne bu ko defoon jaaxal. ma leen man wax lii wala lëleel. du leen wax lii wala lël. lu dul sama bëgg-bëgg bopp rek. lu dul rek sama bëgg bopp. yàlla moo ma xëy rek ci loolu ma def ko te yàlla ma ko sant. mënu ko expliquer am na ñu xam ne woon dugg seen bopp. moom ma xiir ci loolu. ah président ne waaye nag yàlla ko xiir ci loolu. ñu waxtaan mu ne ma léegi je veux que tu ailles au ministère de l'intérieur. en tout cas président intérieur de
xaw ma lan la woon mais dama ko ragaloon kon loolu day wax dëgg yàlla xam dama xaw a diis parce que man daal technicien laa te daal si laa gën a nekk à l'aise mu ne ma daal il faut que nga dem foofu parce que loolu moo ma gënal ko bu dee moo la gënal man amatuma choix kon avec votre soutien je suis sûr que je réussirai. C'est comme ça que j'ai été nommé ministre d'État, ministre de l'Intérieur et des collectivités locales et porte-parole du gouvernement. Donc ku la defal lii yëpp ndax am nga payam. assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. Sunu mbokk auditeurs yi yéen a ngi déglu seen émission l'info autrement tey jii nag di jeudi le 23 septembre 2021 ñu ànd ak mbégte bu rëy di dellu siwaat ci seen émission ngir faram-fàcce leen les faits saillants du jour def ci sunu propre interprétation mais autorisé képp koo xamante ne daf ñuy déglu mu am benn jàngat bu ñu mën a jàngat ndax ñeneen mën cee jàng bu ko defee ku ci nekk dina am loo ciy jàngee ndax dama gëm ne nit bu jàngee ba xam dara daf ko war a jàngal keneen bu ko defee xam-xam boobu am njariñ ndax loolu moo waral ñuy bind ay livre ginnaaw bu ma nuyoo mbokk auditeurs yi nga xamante ne ñoo ñuy déglu éparpillé un peu partout à travers le monde maa ngi nuyu soxna Rama Diagne mi nga xamante ne moo doon def introduction émission bi di ko ñaanal jàmm di ko ñaanal wérgu yaram ndax yaram wu sutante bi yàlla yokk ko sutura musal ko ci musiba ak balaa teggil ko mettitam yi yàlla defal ko defal ñu ko ñun ñëpp yàlla aar ñu sàmmal ñu sunu continent africain sàmmal ñu sunu pays Sénégal sàmmal ñu it sénégalais yi ak képp koo xamante ne yaa ngi fay dund ndax Sénégal moom réewum jàmm la war a doon ndax mag ñu baax ñi nga xamante ne ñoom ñoo fa jaar ndax dund bu rafet bi ñuy dund ci biir te am chance juddoo foofu mu doon réewu kilifa yu mag a mag a mag yoo xam ne dañuy bañ nooteel ak ñoo xamante ne dañoo bëgg sàmmoo ak diine yàlla na nu yàlla suturaal ci seeni barke ñoom di nuyu sénégalais yi nga xam ne ñoo nekk Argentine ak Brésil ak États-Unis ak Europe Italie Allemagne France ak Finlande ñeen ñëpp maa ngi leen di nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant di leen ñaan aussi ngeen di partager sunu application bi képp koo xam ne am nga ko te ngay enjoy waxtaan wi nuy def ndax des fois nit ñi dinañ la woo sax fekk émission jeex na ñu lay won cofeel bu ñu am ci émission bi ngir ñi ciy woote di ci partager maa ngi leen di ñaan li ñu mën a defal mooy nañu partager application bi pour que ñeneen ñi mën koo am xam nga bu doon Facebook dañ lay wax nga partager ko bul def yëfu njaayeen mooy maanaam télécharger ko ba pare yow di déglu rek di bànneexu li nga ñu mën a defal mooy visibilité la ñu soxla su ngeen ñu mënul may koppar ñu mën a yokk suñu doole may leen ñu visibilité rek yàlla dinañu indil leneen li ci des loolu rek nga ñu mën a defal te loolu rek la ñu mën a defalante nag ndax man moo tax may invité ku ne ku ma invité rek ñu ne moom laa faral fekk damaa bëgg di wasaare lu baax doomu sénégalais yi ñu am te kenn xamu leen faaw ñu wane leen ndax ñu xam leen man loolu mooy sama liggéey lépp lu Sénégal am lu baax sama yéene mooy wasaare ko ba ñëpp xam ko bu dee lu baax la
bu dee fu baax la man lu ma am si xam-xam dama koy partager su ma xamoon fuy jaay ceeb bu yomb dama koy wone ñëpp dem jëndi fa ceeb su ma xamoon fu ñuy amee xaalis bu yomb te di ko ñaq dama koy wone man noonu laa mel moo tax des fois nit ñi woo ma naan ma li may waxtaan ak yow bu ko yóbbu ca rajo ba ma ne leen man de bu ma déggee xam-xam moom loo xam ne am na njariñ moom dama ko yóbbu nit ñi partager ko nit ñi jël ko daal waaw loolu rek laa ciy jublu du mën a nettali ndax li ma xam ci ay mbir bën koo waxoon ak a bari waaye rus naa ko parce que bu boobaa après kenn dootu la wóolooti waaw moo tax du ma ko def waaw donc maa ngi leen di ñaan daal ñi nga xamante ne ñoo ñuy déglu ñoom it ñu ngi leen di ñaan ñuy partager lii nga xamante ne moom la ñuy def muy sunu kër FM mooy sunu page Facebook mooy aussi sunu rajo ak sunu page internet sunukeur.com SUNUKER lu ngeen ñu ci mën a jàppale rek dinañu arranger waaw ndax dañoo yore benn style bu particulier boo xamante ne yombul ay nit ànd ak ñun di liggéey yombul dafa amoon ay jamono dans les années 2011 mu amoon sunu benn mbokk journaliste bu baax sunu xarit bu am njariñ nekk ci structure yu am njariñ yu siiw ñu faloon ko def ko directeuru benn rajo mu dégg émission yi nga xam ne moom lañ daan def mu gis autorité yi ñuy invité bu ñu ñëwee waxtaan yi ñuy waxtaan ak ñoom wute na ak waxtaanu plateau yi plateau télé yi wala plateau rajo yi ndax jamono jooju seetuñu woon ne gisuñu woon ne kii kilifa diw la wala ministre diw la question yi ñu xalaat ak ni ñu koy yaakaaree rek lanu ko koy laajee amul complot ay bu leen ma laaj question bii indépendance boobu ñu amoon nag neexoon ko lool ba mu jëloon sunu ay émission di ko reprendre mooy rajo Diso FM bi nga xamante ne te jamono jooju Ibrahima Benjamin Diagne moo ko jiite woon ñu dem ba mu yàgg mu dellu fi nga xamante ne mooy RFM am yeneeni rajo yoo xam ne dañu ko bëggoon a jël waaye ba ñu ko dawalee benn yoon lañu ko arrêté mu ne seen émission bii daal daf may indil ay problème du ma ko reprendre moo tax ku ma laaj ndax ma jël ko rek ma ne la jëlal parce que xam naa ne ça demande du courage pour nangoo jël li nga xamante ne moom la ñuy waxtaane parce que amul complot li ñu xalaat gëm ko te yaakaar ne moo baax loolu rek la ñuy waxtaane te loolu ñooñu ñi gëm loolu la ñuy ubbil suñuy micro waaw amul parloo léeg-léeg sax nit déglu la defe ne yow nguur gi nga àndal waaw wala léeg ñu dégg la defe ne kilifa diw nga àndal koo invité rek ñu defe ne moom nga àndal c'est ce qui montre notre impartialité équidistance que nous avons entre nous et les politiques waaw loolu mooy suñu position foofu moo tax on est très à l'aise macha allah alhamdulillah amul benn complexe du ay complexe su titre yi nga xam ne moom la ñuy takkal nit titre yoo xamante ne basé wuñ ko ludul ci tànn sa bu la neex waaw parce que tànn sa bu la neex moom moo waral ñuy jël nit rek nomination comme conseil des ministres rek ñu ne la diw fal nañu ko nangam wala nangam waaw tegu ko boppam dañu koo tànn parce que ki ñu tànn muy président bi moom la ñu jox prérogative yooyu mu tànn ku ko neex def ko ministre du ma tudd tur waaye am na ñoo xamante ne bu ñu demee ba nekk ministre ci réew mi nga xam ne kon loolu tànn sa bu la neex boobu maanaam nit kuy am complexe ci titre boobu rek c'est parce que nitewuloo c'est parce que santuloo yàlla waaw parce que ay circonstances rek moo koy waral ay circonstances moom moo koy waral waaw ba tax na ku nekk na fi ministre waaw ku nekk na fi président tey waaw ku nekk na fi ay directeur de société yoo xamante ne ay jamono ay kàngam yu weex tàll ñoo ko daan jiite léegi n'importe qui
xam nga sunu générique bi rek da la koy wan sunu générique bi da la koy wan moo lay wan ne la mbir mi du ay compétence apprentissage la en politique ñun politique bi ni ñu koy defee Sénégal apprentissage la mooy dañu lay ñëw ñu ne la dañu lay def ministre de l'intérieur nga tiit ragal ñemewuloo ko président bi ne la dinaa la jàppale c'est parce que président bi mooy buum mi moo lay jox orientation yi nga war a def ak fi nga war a jaar rek nga dem moo tax ku ne mën na koo nekk ku ne sunu générique bi dafa symbolique moo tax ma koy teg day wane sunu tâtonnement yi nu nekk ak maa sañ ak maa tey ku ma neex laay tànn bi nga xam ne moom la président réew yi di nekkee c'est significatif lii lu ñëpp di jar a déglu la li nga ci mën a jàng dafa rëy moo lay wan ne ministre yeeg directeur yeeg yooyu yëpp ay tànn sa bu la neex la waaw tànn sa bu la neex nag boo ci nekkee moom moo ñuy yóbbu ci ñuy def apprentissage mënuma nekk directeur waaye nekkal directeur Sonatel wala Senelec déggal maa ni Sonatel sax ndax moom société privée la waaye nekkal directeur u LONASE waaw nekkal directeur u tel ou tel place parce que direction boo xam ne la gouvernement bi moo ko seefe moo ko créé ku ko neex mën na ko fa teg waaw mais nag ñoom ñoo lay jox orientation yi ngay yore bu ñu soxlaa xaalis ne la jox ma xaalis ma politiquer ko su amee ay événement ñu ne la diw bu leen chargé tey lii defal leen ko for free abal leen ay oto ndax ñun suñu parti bi la ñu fi nekkal abal leen ay oto nga jël oto Dakar dem dikk yëpp jox leen yóbbu ko ci benn localité boo xamante ne ñoom yow la ñu fa nekkal noonu lay demee waaw bu ko defee société boobu day doon société boo xamante ne xaalisu réew mi rek la ñuy jël di ko fa def pour muy survivre waaye créé wul loo xamante ne moom mooy assurer sa propre survie amu fa ñun suñu réew yi noonu la ñuy doxee moo tax direction yi ngay gis nii gars yi bu ñu leen bàyyi woon waa OFNAC ñu contrôler leen dañuy gis ay luubal yu doy waar te luubal yooyu yëpp kat gouvernement bi moo leen ciy orienté waaye li tax tamit kenn du leen daan ñoom ñoo leen di protéger noonu rek la demee waaw noonu rek lay demee moo tax ngay gis ne képp koo xamante ne bëgg nañu la daaneel dañu la ciy daaneel waaw képp koo xamante ne jël nañu décision ne dañu lay daaneel moo tax ay ñoom Ndonga Jaw bi ñoom Macky Sall ñëwee bëgg leen daaneel dañu leen a daaneel ñu tëj leen ci kaso bi parce que gouvernement moo lay sàccloo pour des causes politiques te yow da ngay bëgg poste boobu nga xam ne poste tànn sa bu la neex la ba tax na yow lu ñu la laaj rek da nga koy joxe parce que boo ko joxewul yow direction boobu nga jiite woon dootoo ko jiiteeti dañ lay dugal ci sàcc boo xamante ne yow da ngay xam ne lii sàcc la te réew mi la ñuy sàcc alalu askan bi la ñuy sàcc mais tu es obligé nga jox leen ko ñoom ñu mën ko dépenser ci mbirum politique waaye nag problème bi moom bu ëllëgee ça dépend ci ñi nga xamante ne ñoo fiy toog ñoom naka lañ koy gisee ndax dañu lay baal wala ndax ñoom dañu lay sonal waaw su fekkee nag da nga amuloo chance benn opposant boo xamante ne moom ci mbir mi la bokkoon ndax jiite woon na ay direction bu ñëwee song la doo am looy justifier mooy li ñu toppee Khalifa Sall rek ak ñeneen ak Karim Wade la même chose la ñuy répéter parce que état apprentissage la nekk gouvernement boo xamante ne ñi ci nekk ñëpp ci apprentissage la ñu nekk amuñu qualification bi tax ñu jox leen li ñu leen jox waaye day justifier li nekk ci générique bi rek munuma ko attanuma ko waaye demal dinaa la jàppale loolu moo fi nekk léegi nag état boobu condition yooyu boo ci nekkee nga bëgg koo comparer ak dëkk yi nga xamante ne ñooñu raw nga bëgg leen a dab ñoom ni ñuy doxee da ngay gis la différence donc duma ci xuus lu sori
démb dama tàmbali woon benn vidéo boo xamante ne benn activiste bu am xam-xam doon waxtaan di wax point de vue am ci benn mbir ma bëggoon ñu déglu ko tey bu ñu paree ma tegaat ci beneen élément tey loolu laa bëgg ñu focus ci sunu waxtaan parce que dafa am solo il faut que ñuy analyser position yi nga xam ne nit ñi moom la ñuy jël am na solo de boo ko seetloo am na loo ci mën a jàng te émission bii mu ñu am dañ ko tuddee l'info autrement maanaam information bi autrement la ñu koy jàngee beneen jàngin bu wuute ak manière traditionnelle bi nga xam ne moom la ñu bëgg a forcer tey yi boo demee ci rédaction yi ci télé yi wala nga dem ci rajo yi boo dégloo journalu olof yi wala nga déglu journal télé yi maanaam journalistes yi yëpp ñoo bokk même intonation ni ñuy noyyee ni ñuy changer ñoom ñëpp ñoo ko bokk waaw parce que dañuy copiante rek waaw dañuy copie waaw dafa mel ni nag kii bi ma élément bi ma bëggoon teg sax dama xamul ndax dañu koo dindi dafa mel ni dañ koo éliminer maa ngi koy teg démb muy Abdou Karim Gueye dafa mel ni dañ koo génn Facebook waaw parce que daf lay won rek ne nit mën na jël benn position après dañu lay woo di la théorie di la wax ba nga xamante ne position bi nga ci amoon da nga ko ciy dindi waaye comme que seetaan nañ ko démb ñaar ba ci ñetti yoon comprendre nañu fi nga xamante ne moom la ñuy waxee mu di sortie bi nga xam ne Ousmane Sonko defoon na ko bi mu demee di supporter waa Y'en a marre waaw content bi ci boppam moom la ñu dindi Facebook waaw dañ koo dindi parce que des fois tam on se dit que ni bu fekkee ne nit ànduloo ak moom rek lépp loo wax loo xamante ne lépp loo xamante ne da nga ko wax te mu avantage nguur gi rek dafa mel ni nguur gi ngay dimbali ñoom genre boobu la ñuy waxee man des fois ma def ay waxtaan yoo xam ne dañu may woo di ma wax yooyu su fekkee ne da nga dal affaiblir opposition bi opposition boo xam ne dafa faible ba noppi soo waxee loo xamante ne dafa nekk seen désavantage dafay mel ni da ngay avantage nguur gi man doxewuma noonu man li may doxee mooy loo xam ne mooy jariñ Sénégal est-ce que bëgg opposer nit ba remplacer ko ak loo xam ne moo ko yées est-ce que loolu c'est se libérer questionnement bu rëy boo xamante ne il faut nit ñi di ci réfléchir su fekkee da nga utiliser le mot rénover da ngay remplacer lu bees lu gën ak li fi nekkoon Sékou Touré daf daan wax ne changer de maître c'est pas se libérer changer de maître c'est pas se libérer waaw mooy li nga xamante ne mooy dox rek ci réew mi mën nga ko yóbbu sur le plan politique da ngay xeex benn mbir ba pare remplacer ak loo pour kooku jóge fa nga dem ba jël xeex bi def ko une bataille personnelle waaw def ko une bataille personnelle ba remplacer ko ak koo xamante ne yow li nga bëggoon rek mooy siis bii bu mu ci toog na ci keneen toog kooku ñëw yées ki fi nekkoon mën na am fu mu ko tane nag waaye li gën a bon mooy mu am impact boo xamante ne day impacter négativement ci population bi booboo gën a bon mais tabax ay tali te nit ñi amuñu oto yu rafet duñ koy dawalee kañ nga koy tabaxal ki nga xam ne moo am oto bu mu ko dawalee defar ay plage te retombées yi di jóge ci tourisme bi du maanaam du versé wu dans le panier de la ménagère ban njariñ la amal nit ñi ban njariñ maanaam dafa mel ni nga tabax benn stade pour football rek te amuloo sportif ci réew amuloo
amuloo un football compétitif au niveau international au niveau mondial ban njariñ lay am lépp loo gis boo ko dee def rek li ci ëpp njariñ mooy mu jariñ sa waa réew mais da ngay def benn sortie ba pare bëgg opposition bi gën a dëgër ba gën a aguerrir gars yi dellu si ne la lii nga wax ni day affaire bi li opposition bi mais bu ñu amee benn opposition bu médiocre est-ce qu'on s'oppose pour s'opposer xam naa loolu moo tax ñu génne vidéo Abdou Karim bi maa ngi koy annoncé ne tey dinaa ko teg waaye dem na parce que interprétation bi ma ci bëggoon def du tee dinaa ko ci def ndax li tax ñu ko ciy def mooy dañoo bëgg le prince bi nga xamante ne moom moo ñu bëgg a sauver mu doon koo xam ne moom dafay safe ba noppi parce que des fois la nature a horreur du vide amuñu benn opposant rek képp ku ñëw rek ñu bàyyi la nga occuper benn place boo xamante ni dégg nga dañu naan diw amoon na ko rek nañu fexe ba diw am ko man lien bi ma yore woon dañ koo éliminer léegi nag maa ngi ñaan mbokk yi nga xamante ne ñoo ñuy suivre ñu yónnee ñu ko parce que ñun dañoo macha allah dañoo bëri ay correspondant yoo xamante ne volontaire lu ñu soxla dinañu ko lijjantil jox ñu ko man maa dul lire des fois bu may wax waaye des fois ma gàgg sax ay nit gàgganti ma alhamdulillah léeg-léeg ma gàgg ay nit gàgganti ma mais vidéo boobu moom dindi nañ ko su fekkee am na ku ko am waaw yónnee nañ ma ko léegi gis nga ñëw na yónnee nañ ma ko jërëjëf sama secrétaire la dama am nag benn secrétaire bu efficace boo xam ne macha allah su ma doon wax turam sax fu mu toll nii gars yi dañuy jommi te bu ñu moytuwul te ndax moom ca Monaco la nekk Monaco waaw la nekk yónnee na ma élément bi léegi xaaral ma teg ko ñu déglu ko après ñu ñëw def interprétation na ñëpp ubbi seen nopp parce que lu ñu mën a jàngat la te ku nekk mën nga cee jàngat je ne sais pas d'affaiblir quelqu'un dama bëgg ñoom it parce que nit bu ko ñëpp toppee ne ko yawa rek mën na def ay erreur mais li gën a am solo mooy li nga xamante ne surtout yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko waxoon mu ne qui t'aime t'empêche qui te hait t'allège maanaam ki la bëgg dalay tere mooy maanaam dalay wax dëgg boo naree juum mu wax la dëgg soo juumee fenn mu jubbanti la waaye ki nga xam ne moom daf la bañ moom dalay mar rek dalay mar di la raay mooy li ñuy def suñu président yi rek di la raay di la jay rek ngay jayeku ba na tell daanu mu ne xamoon naa ko waaw ñu déglu élément bi dellu si waat salaamaaleykum. ma ci kàddu gi sëñ Guèye fii mu mun a def dëgg ma ne ko lu xew mu ne man daf ma ne Sonko sax d'ailleurs këram tas na jabar ji jël na bagage am ñibbi na. ok léegi Sonko li mu wax dégg ngeen ko quoi man la question que je me pose mooy yaa xayti ngir jëmmi Seydina Mouhamed ndax Sénégal am na koo xamante ne nii nekk na ci projet bi gëm projet Pastef gëm idéologie bi ànd ci yéene Sonko jàmm bëgg mu nekk président Sénégal ba pare muy wax Sonko dëgg quoi est-ce que am na yaa xayti kon Sénégal amul kenn ku ànd ak projet bi kuy wax Sonko dëgg quoi parce que erreur yi Sonko di def nii mais lii c'est très grave ci koo xam ne il aspire à être le président du Sénégal sama gars yi dañ waxante dëgg quoi ñun ñëpp nous soutenons Y'en a marre bu ñu indi amalgame man dama ni il faut ñu xamal Macky Sall ne koy nous sommes tous des Y'en a marristes et que Y'en a marre mi ngi existé ba tey et que dañuy wax waa Y'en a marre que ñun dañuy sauver Y'en a marre ñun ñëpp dañuy ànd nekk Y'en a marriste parce que idéologie Y'en a marre ak principe bu Y'en a marre am na benn Moussa Fall wala benn Taïga wala benn je sais pas beneen membre Y'en a marre boo xam mi ngi nekk ba fongu la mi mais gëm idéologie Y'en a marre di ko xeex di ko défendre Aliou Sané nekk gëm Y'en a marre gëm idéologie bi di ko xeex ak principe yi moom ay textes yoo xam ne c'est verrouillé yu intangible dëgër këcc yoo xamante ni ci sentinelle de la démocratie la aju ak ay principe nouveau type de Sénégalais mu nekk loo xamante ni ñun ñëpp ko gëm mu nekk lu am solo Y'en a marre dañ ko war a sauver waruñu bàyyi Macky Sall muy jaar ci diggante ay erreurs yu ay membres Y'en a marre di def pour rendi Y'en a marre
Kilifeu ak Simon dañoo fouté mais kuy dem di soutenir da ngay dem nga soutenir Y'en a marre parce que opinion internationale Y'en a marre lañ xama ay frappe ak ay nitu dëgg yëpp tubaab bi xamuñu leen de tubaab bi Y'en a marre lañ xam te loolu mooy crédibiliser activisme Sénégal donc Y'en a marre am na solo niveau international géopolitiquement Y'en a marre day sauver Sénégal ci activisme donc ñun ñëpp dañu war a jàpp ci Y'en a marre Y'en a marre su daanoo ñun ñëpp ñoo daanu Y'en a marre su daanoo benn activiste dootoo amati dara loo wax ku yaakaar ni tey Y'en a marre daanu yow moo lay arrangé parce que tu n'as pas compris en réalité parce que rôle bi ku nekk am na rôle booy def ci activisme bi lii réew la combat la kon dañuy soxla cooklu ku nekk mais dafa am maire bu ci nekk maire bi mooy lan Ousmane Sonko su demee conférence de presse Y'en a marre mais na défendre Y'en a marre na défendre idéologie Y'en a marre mais dem ba naan nag dossier bi dara nekku si non mais loolu c'est grave dossier naan le dossier est vide dem ba naan ay kilifa nee na ma ñoo ko déggandoo quoi ay Bassirou Gueye dafa nekkoon nangam Bassirou Gueye dafa nekkoon nangam mais kilifa mën na ko wax loo xam du dëgg pour se rapprocher de lui mais homme d'état du nettali ay waxu nekk quoi ci média ñëpp di la seetaan ak ñëpp di la xool mais Sonko est-ce que xam na dëggantaan lan lay peser est-ce que Sonko xam na moom wala parce que ñab la dafa am lu wax dafa ne say waxu démb dafa war a méngoo say jëfi tey ma ne Sonko wax leen ko dëgg ay waxam mi ngi commencé jiwaarloo ki jëfam parce que acte bii mu def ni acte bu doy waar la kenn du ko wax quoi personne n'ose le dire kenn du ko wax quoi parce que ñun Sénégal daal dañu bañ ku ñu critiquer wala dañu bëgg Sonko nekk suñu xarit wala dañu saa ñun utuñu si lu dul yàlla ak yonent bi ah te ut yàlla ak yonent bi mooy wax ko dëgg def na erreur bu rëy ci li mu def te nañ ko wax te dañ koy gunge te dama ko chaque fois ma ne ñun duñ ko bàyyi de ci ñun lay yabee client bu mu tul yàkkale parce que erreur yu mel nii Sonko waru ko def Y'en a marre ci boppam sax jëluñu yenn engagement yi Y'en a marre ci boobu ñoom yenn wax yi sax waxuñ ko yow nga ñëw bëgg wax lu ëpp li Y'en a marre waxul mais fekkee kilifa sa xarit la mais loolu si yéen ñaar la ça n'a rien à voir avec mais Sonko dafa war a xam ne léegi moom leneen la beneen statut lay représenté moom mooy représenté peuple bi moom il aspire à être le président du Sénégal moom du moom moo war a taxaw di wax ay procureur bi lii la wax procureur kilifa ñëw na ñaari yoon sama kër day ñëw chaque fois sama gàlle mais suñu yoon si loolu Sonko dafa war a xam moom mooy kan dafa war a xam lan lay peser dafa war a xam fan la war a taxaw parce que Sénégal warul nekk affaire gang ay waxal ma sama ginnaaw après moo fomp maanaam ragal ma sama ginnaaw après nga ragal la sa ginnaaw pour lan loolu bi Sénégalais yi di jug bi kilifa di ñëw ci moom di ko fekk si fi mu nekk bi Y'en a marre di jug ñëw fekk moom problème Y'en a marre ànd ak moom ñëw di ko soutenir ci problème Adji Sarr yi parce que Y'en a marre dañoo jàpp ni injustice moo taxoon loolu moo taxoon Y'en a marre ñëw fa Y'en a marre ñëwuñu foon affaire copinage indiwu leen fa dañ fa ñëwoon pour gis ni Macky Sall day abusé ba pare bëgg rey bépp adversaire politique day loolu moo tax Sénégal yëpp jug te dañoo gëm ni injustice moo taxoon moom la injustice la doon dund moo tax Sénégalais yi jug mais attends mais moom il faut mu bàyyi di demee émotion quoi il faut mu bàyyi di waxee par amitié ay relation sentimentale ay sama xarit la ay si ñu taajal ñu bool Sonko buy wax àdduna yëpp koy dégg Sonko moom na xam ni moom moo tax sëriñ si dugg ci politique moo tax sëriñu daara yi dugg ci politique moo tax ñiy dund sunna dugg ci politique moo tax parce que Sénégal dañu décoration ci politique mu ñëw war a indi transparence ne day indi day xeex injustice ne day xeex escroquerie Kilifeu ak Simon dañoo fauté dossier bi vidul du dossier bu vide Y'en a marre jotewul ak Kilifeu ak Simon ils ont fauté ils n'ont qu'à payer que justice soit faite léegi nag injustice buy am ci ñoom li leen di àttee loolu leneen la mais quant à dem nag ba taxaw ci yenn position yi loolu du waree fu Sonko quoi Sonko parce que wax leen kii dëgg temps yi bàyyi ngeen Sonko mu mel ni fas bu rëcc c'est pas normal gars yi dëggu leen quoi ci idéologie bi ñu boole ñun ci principe ak projet bi ñu boole dimbali leen waa ji ngeen bàyyi ko ngeen wax ak moom quoi dëgg arrêtez de lui jeter des fleurs nit kese la day juum d'accord naa relation sentimentale c'est normal en tant que nit en tant qu'être humain xam nga en tant qu'être humain mën na am xarit ñu nekk xaritam mu am problème xam nga mu ñëw taxaw soutenir ko et tout d'accord mais pas nag mu yegg ak foo xamante ni waa Y'en a marre sax yegguñ fa ñun ñëpp nous soutenons Y'en a marre mais nous soutenons pas Kilifeu et Simon parce que ils ont gravement fauté donc nañ sauver Y'en a marre mais nekkuñ fi ne da comme sama xarit la rek sama waay la dañoo seet si ma ñaari fan chaque 2 jours mu seet si ma sama waay la rek alors def na erreur non dossier bi dafa vide dossier bi kenn mënul wax la moo kenn mënul wax dossier bi am na lu si nekk loolu du kàddu Sonko quoi ñun xaaruñu président bu ñëw Sénégal suba pour nekk fi jël ay xaritam Y'en a marre ay du moins Macky Sall ay xaritam ñoo nekk ci pouvoir bi dossier Mamour Diallo bi parce que Mamour Diallo xaritu Macky Sall la Mame Mbaye Niang dossier parce que Mame Mbaye Niang xaritu Macky Sall la ay Abdou Mbow ñi ñëpp parce que ay xaritu Macky Sall la moo tax ñuy jàpp yenn dossier di ci def Macky Sall di ci teg tànkam di yoo xam ne dossier yoo xam maa teg sama tànk mais comme moom su nekkee président bu lii amoon donc moom da ciy teg tànkam quoi parce que ku nekk li nga gisee li nga ëwlee ah loolu la fi jot a wane te waxuñu woon lii moom waxuñu woon lii quoi
kan mooy jël responsabilité jàkkaarloog Sonko ne ko may sama waa ji xoolal yi ngay wax na say wax yi démb méngoo say jëfe tey parce que jëf mooy natukaay wax te mi ngi wàcc yoonam te li mu def nii du yoon ñun ñëpp nag ñu soutenons Y'en a marre bu gars yi def amalgame ñun ñëpp ñu ngi soutenir Y'en a marre mais ñu ko soutenir ko ci principe ak idéologie ak leeral Macky Sall xamal ko ni ko Y'en a marre mi ngi fi ba tey di xeex te on est de tout cœur avec l'idéologie ak projet Y'en a marre ak projet Pastef bi nga xamante ne mooy sauver Sénégal mais pas ci tànk yi ak discours yi muy jël nii sama gars yi ñun d'accord uñ si bon man boog d'accord uma ci te naa ko ba Sénégal yëpp xam ko du dëgg Simon ak Kilifeu ils ont fauté que justice soit faite que Y'en a marre seen yoon nekku si Y'en a marre ñoom damay wax ne nañ sauver jug leen ngeen sauver Y'en a marre jug leen na Sénégal yëpp jóge ñu sauver Y'en a marre parce que ku sauver Y'en a marre activiste Sénégal ngay sauver xeex ngay sauver mais nag nous ne sommes pas Kilifeu nous ne sommes pas Simon nous sommes des Y'en a marristes moom laay wax di ko waxaat quoi que Sonko li mu def ni erreur bu mag la te nañ ko wax dimbali ko te taxul ñu bàyyi projet Pastef bi taxul ñu bàyyi xeex bi ñu ngi soutenir projet Pastef ñu ñëpp ñu ngi si ginnaawam mais ci dëgg ak ci njub ak ci wax dëgg ak ci ànd ci loo xam mooy dëgg ay xaritoo copinage ay day ñëw jàppale dafa ñëw jàppale moom ba ma ay problème alors dama ñëw jàppale quel soit problème am non loolu du dëgg ñun ànduñ si ñun ànduñ si nañ ànduñ si dëgg nag alalu yàlla la am yàllaay buur ñàkk yàllaay buur Sénégal yàqu na ndax xaritoo affaire gang la quoi ñun léegi xeexatuñ ndax yàlla ñun waxatuñ ndax yàlla waxatuñu ndax Sénégal waa côté bee daal ñooy xeex pour daaneel waa côté bii di xeex pour daaneel waa côté bee lu ñu mën a def seen biir garaawul waa côté bee lu ñu mën a def seen biir garaawul lu tax ñu jël exemple di indi vidéo Bougazelli dafa bokk ci course bi nawle woowuñ ko ñun les politiciens lu tax ñuy jël naan xool leen député yi ñu def mais ñun nawle woowuñ député yi ñooñu bokkuñ si course bi ñun boolewuñ leen si ñun dañoo bëgg le Sénégal bu 109 Sénégal bu digne Sénégal bu dul fenn Sénégalais bu dul wor Sénégal bu dul sàcc àllu réew mi Sénégalais buy soxla yàlla ci li muy def Sénégal buy sàmm kàddoom ak koo mën a doon man Abdou Karim Gueye xam naa ne su ma defoon problème def erreur xëy na peut-être Sonko dina ñëw ne non Karim yàgg nañu soutenir kii man soxlawu ma loolu su ma defee erreur na ma yoon teg loxo nañ ma teg kéem li ma tooñ bu ma kenn jàppale wu ma kenn ci ay caaxaan ànduma kenn pour caaxaan su ma nekkee si caaxaan nañ ma teg si yoon et c'est valable pour tout le monde dëgg bu jotee nañ ko wax Sénégal léegi affaire gang moo fi am quoi kenn waxatul dëgg gang moo fi am gang bi ñoo ànd ak gang bi ku nekk di xool noo def ba mucc ñu fexe fàtte Sénégal fàtte yàlla di xeex suñu biir après yërmande yàlla dañ suñu biir bàyyi ñuy reyante ñu nekk ci loo xamante ni éternel recommencement ku falu rek di xool ñi nga àndoroon sa gang bi nga àndoroon ñoo la jàppale woon ñoo la dimbali bu ñu defee erreur nga leen koy raxasal après ñu bàyyi Sénégal nii quoi Sénégal mujj naka ngeen baal ma bu dee dëgg moo ñu boole ñu wax dëgg te yàlla tax quoi ensemble pour un Sénégal meilleur wasalaatu wasalaam ala rasulillah jërë ngeen jëf la ilaha illallah muhammadu rasulullah man de xawma lan la ñu ni sentir mais man sama yaram dafay daw dama sentir ne man maay wax parce que genre discours yi lañu soxla lépp lu xew rek et l'intérêt du Sénégal dans tout cela loolu mooy questionnement bi ñu war di laajte c'est quoi l'intérêt du Sénégal parce que li mu wax dafa am njariñ te yaakaar naa ku ko dégg waruloo wax ne dafay attaquer opposition da nga war a wax ni kii dafay dimbali waate parce que gars yi ay opposition ci ay position ci dernière élection rek la ñuy calculer Idrissa Seck nekk na fi deuxième bi mooy ñetteelu yoon bi ñaareelu yoon bi muy nekk deuxième ci ay élection présidentielle est-ce que am na lu mu ko jariñ est-ce que am na ku ko nawloo fu mu toll nii ci politique ñi ko jéppi dañoo bari ay maa jëloon deuxième ay maa jëloon troisième maay incarné l'espoir amul sens ci moment bi nga xamante ne dama nekkoon en silence ci sama problème yi ma fi am di ko xeex dafa am ñoo xam ne de temps en temps dañu ma doon consulter may waxtaan ak ñoom amoon ci ñoo xamante ne kenn koo xamante ne du moom sax bëri nañu dañoo am cofeel gu ñu amoon ci liggéey bi may def di jàppale opposition bi dem naa fi sax ba at yi nu génn di seet naka laay liggéeyee ci dajale opposition bi ñu doon benn ki ma invité woon démb sax mu ngi ma ci doon jéem bëgg a feeñal loo xam ne kenn mosu koo xam ay kilifa yu mag may seet naka la ñuy
naka la ñu dajantee ñun ñëpp ci benn groupe WhatsApp ay kilifa yu mag nag ñu ngi ci biir ñuy liggéey ci naka la ñuy fexee ba opposition bi doon benn mais comme que politiciens yi dañoo amee feebar boo xamante ne neexul a faj moo tax ñoom pour ñu ànd day jafe dañuy xeebante rek dañuy xeebante falaa déggee sax ay seen wax yooyu ñuy wax naan kii de tojul fenn kii moom kii fu mu tojul fenn nekk ministre dafa tax nga toj fenn ñuy waxante yooyu quoi seeni biir ndeysaan waaw te yooyu yëpp ay tentative la de regrouper l'opposition autour de l'essentiel mais c'est une tâche très difficile ma xamal leen ko foofu laa leen doon wax semaine yële ñu génn que ne politiciens yi boo nekkee seen biir ci ngay xamee ne espèce bu doy waar moom lañu ay paresseux ñu ngi ci biir ay ñoo xam ne dañuy bàyyi ba nit ñi liggéey ñu bëgg koo jël yóbbu pourquoi parce que faloon nañ leen ay ministre wala pourquoi parce que am nañu ay carnet d'adresse yu riche ay saay tegi te li ñuy woowee ne mooy doon maanaam une bête politique du dara lu dul mën a fen ak mën a wor loolu mooy bête politique ñi ñu la fiy wax yépp loolu kuñ ko woowee rek war nga rus ci sunu réew yi fen rek ak wor wax ak yow ñu lay déglu absolument bu ñu paree non seulement dañu koy nettali keneen waaye dañ lay wor yow moo tax dafa difficile waaw loolu yëpp essayé nañu ko waaye kii li mu wax moom Abdou Karim Gueye dañ ko war a féliciter ndax nit a ngi bëgg a juum mu koy dimbali te xam nga Sénégal boo ànd ak politicien boo xam ne dafa position bu baax nga xam ne il est ministrable ñu baal ma nag ci néologisme bi may def wala mu députable wala mu mën a doon présidentiel boo xamante ne présidentiable wala ak lu mu mën a doon créer lu la neex da ngay gis ne gars yi mu àndal ñu pare sëñi dañuy ragal ne bu ñu joteeg moom bu ëllëgee du leen mën a placer moo tax duñu ko wax dëgg ñoom noonu la ñuy def xam nga nit bu la yàlla dimbalee te yàllaay joxe wërsëg juróomi at ci ginnaaw rek soo tuddee Ousmane Sonko kenn xamu ko wala kenn bëggul a collaborer ak moom man bi ñuy échanger ay numéro ak moom di ñu boole boobu ay 2014 la boobu kenn xamu ko donc nag ñi nga xam ne ñooy ànd ak moom tey mu positionné dañuy ragal wax ko dëgg ma dellu si ci li ma doon nettali ñooñu bi ñu may woo di waxtaan ak man di ma laaj ci affaire Pastef ma ciy wax sama xalaat am na ci koo xamante ne xalaat bi ma ko wax da koo naqari boo xam ne ci la jaaree bàyyi ma moo lay wan ne la ñi lay tàccu tey bu ëllëgee mën nañu doon sa ennemi te dañu doon wax bis bu ne mu woo ma waaye li moo xew loo ci xalaat parce que moom Pastef la àndal te boobu waxuma sax publiquement en privé laa doon wax sama xalaat mais boo leen waxee loo xamante ne te li ma doon wax genre yii laa doon wax la mauvaise communication ay communication dañ koy jàng de dañ koy jàng comme leadership dañ koy jàng gars yi dañ ci dem ci université léegi di ci am ay diplomatie dañu koy jàng am na ay communication qui choque yoo xam ne day attirer l'attention bu fekkee ne da nga bëgg wax nit ñi déglu la noo koy waxee waaye am na yoo xamante ne jarul muy jëm kaw boo yoree yenn position yi yàlla jekki-jekki yëkkati la bu la yàlla yëkkatee da ngay nangoo yéeg parce que yàlla mu ko neexoon fu mu toll ni mu créé condition yoo xam ne nit ñëppay tolloo bañ na ko ba couleur peau yi daf koo jaxase ngir créer challenge ci nit ñi ku ci nekk di xeeb sa morom fu mu toll ni dañuy wax tubaab yi rek parce que tubaab yi ñoo ñu ëpp alal waaye ñun ñoo leen gën a bañ fuuf saa yu ngeen xëyee sunu papa yi ñuy takk ay jabaru tubaab wala jabaru tubaab di takk sunuy doom yi duñ ci ànd parce que ñoom seen culture nawloowuñu ko donc ñun tamit ay raciste lañu mais comme que ñun amuñu salo amuñu alal sunu racisme du feeñ ñi am alal la seen racisme di feeñ dafa mel ni boo doonee sénégalais nekk nit ku ñuul nekk Sénégal sooy xeeb sa morom duñ ko gis waaye ñu ngi koy gën a gis boo nekkee bitim réew wala nga am alal
soo amulee dara koo romb nuyuwuloo ko du ko sax sentir waaye boo amee alal koo romb nuyuwuloo ko mu ne daf ma xeeb est-ce que yaa ngi jël li may wax sens boobu laa la bëgg a expliquer bu la yàlla yëkkatee nag da ngay yéeg parce que yàlla mooy jël nit ñi créer leen ku ci nekk sa dimension bi mu lay teg bu la yéegalee rek yéegal bu la sunu borom yéegalee nga bañ ne da ngay wàcc rek dee nga yàqu nga da lay bàyyee gaa yi coop la yàlla mooy yëkkate te loolu dafa bokk ci gëm yàlla looy jéem a wàccee sa bopp du tax nga wàcc ci ñi nga bëgg a tollool niveau doo mën a nekk ak ñoom doo mën a tolloog ñoom niveau ndax yàlla mooy yéegalaate bu la yàlla yéegalee da ngay yéeg waaye nekk ci politique bi yàlla jox la position stratégique da ngay fàtte ne démb fee nga nekkoon mais nekkatoo fa bul amati nostalgie fa nga nekkoon doxalal doxalu kilifa ndax yàlla moom mooy jël espoiru nit ñi teg ko ci yow yàlla moo jël espoiru nit ñi teg ko ci yow donc nag li nga war a doxatee nekkatul sa espoiru bopp nekkatul sa sécurité bopp nekkatul sa waxi bopp da nga war a di wax di sóoraale ñi nga xamante ne ñoo am yaakaar ci yow parce que bu fekkee ne nit dafa nekkul ci yoon nga koy protéger mooy bis boo amee doole tamit bis bu nekkulee ci yoon da nga koy protéger te loolu la président Macky Sall di def ndax Abdou Karim Gueye li muy wax nii Macky Sall ci boppam moo ko waxal boppam mais bi mu koy wax ci circonstances yi mu ko doon waxoon du moom yi muy wax tant Karim Wade la presse bi di bind xam nga Ablaye Wade bi mu fi jógee gars yi dañ koo xeexoon defal ko lynchage médiatique boo xamante ne dañoo dem ba bañ ko bañ njabootam ñu topp Karim Wade tëj ko ci kaso bi ak ñeneen ñi ñoom Ndonga Diaw ak ñeneen gars yi bi ñu ci sonal ñoom Ablaye Balde yi sax sonal nañ leen ci mais comme que moom Macky Sall maanaam turandoo Macky Sall ki mu jur moom moo ko takk ba tey c'est la famille mooy Macky Gassama léegi nag moom loolu moo ko sauvé ba tey jii ni kenn laalu ko ci te tëj nañ ci Karim Wade exilé nañ ko ci Macky Sall ne affaire Sindiély ñu ngi ciy wax mais am na ay dossiers yoo xam ne man maa ci teg sama coude ci même lancé boobu la Marème Faye Sall génnee ne les dossiers lourds man maa koy gérer xam nga booy doog a ñëw ci palais bi genre yooyu ngay wane quoi di wane ne yow yaay le sauveur alors que da nga war a ànd ak humilité yàlla moo la tànn teg la foofu te mun na bu subaa mu daaneel la damay wax ne yàlla li mu wax ne mooy fale mooy folli dafa leer bis bu lay fal yow fi nga jaar ba yegg doo ko xam waaye bis bu lay daaneel fi nga jaar ba daanu doo ko xam parce que li nga doon xeeb moo lay daaneel li ngay gis tous les jours moom moo lay daaneel l'exemple de Firawna xoolal li xew bërki démb ak Alpha Condé xoolal bërkaati xoolal il y a 10 ans au moins le cas de Barack Obama bi muy déclaré wu candidature en 2006 2007 ñëpp naan les grands spécialistes des médias di wax ne Amérique bala muy fal nit ku ñuul il faut mu fal jigéen ba pare quoi foo air boobu la ñu toll fekk yàlla moom fi mu ko jaare la moom gisu ko sax yes we can tak ñëpp di ko coowee yàlla jaare ci fal ko 6 ans si ginnaaw Ousmane Sonko kenn sóoraale wu ko ci échiquier bi dëgg la waaye yàlla xoolal tak ñëpp bëgg ànd ak moom fu mu toll nii kuy def coalition bu ci Ousmane Sonko bokkulee du neex dama mel ni booy wax ay xanaa nga am jabet ne da ngay naan caakiri soow bi cerek soow bi Ousmane Sonko mooy suukar si xanaa nga jabet ne xaaral ma naan soow mi sans kii mais du ñëpp ñoo jabet am na ñoo xam ne dañoo soxla sucre pour dund bu ko defee nag yàlla def la nga doon suukar bi da nga war a xool sa tànk foo koy xandal li may wax ni billaahi wax naa ko en privé waaw parce que waajooju li mu bëggoon mooy man ma nekk fii di ko jox ay xalaat rek loo xamante ne day jay Ousmane Sonko
ma ne ko su la yàlla defee noonu sa tànk bi da nga xool foo koy xandal déggoo man la boo bëggoon jigéen sax commencé woor di wàññeeku boo bëggoon jigéen ba dof parce que dafa am ay naakal blende yoo xam ne bu ñu duggee ci politique am benn position li leen manqué woon la ñuy jéem a faj sama genre yi nga xam ne bu ñu nekkee Sénégal amuñu woon sax ay gel gayen kenn nobuñu kenn faalewuñu mais nag dañoo xamoon suñu bopp soo xamee kenn nobu la kenn faalewu la da ngay am sa fulla ak sa fayda nga yam mais nag ñooñu li ñuy def mooy dañuy jéem a def la revanche par rapport ak li ñu perte bëgg a kàccëb loo xamante ne rëcc na leen ñii dañuy jaay bëri tiitër ñii di jaay bëri maanaa ñii di dem ci jigéen ñii di wut ay alal naka la ñuy amee ay kër parce qu'ils étaient pauvres yooyu boo ko defee rek da ngay tomber dans l'erreur ndax suuf si ak jigéen ñi ak bëgg pouvoir ku daanu moo la daaneel te loolu yëpp yàlla moo koy joxe yooyu yëpp nag yàlla moo koy joxe nit day jaar sax foo xam ne du mën a expliquer fan la jaar ba am alal waaye boo koy ñàkk yi doo xam fan nga jaar ba alal bi réer léegi nag nit ñi dañu lay raay parce que bëgguñu la wax dëgg parce que dafa am lu ñuy xaar ci yow gis nga Ousmane Sonko lu koy sànk rek communication joué na ci lu bari parce que ñoom duñu waxante dëgg quoi te xam nga Sénégal li si bon mooy soo waxee kenn dëgg au lieu mu sant yàlla ne yaa ngi koy wax dëgg daf lay wax mais yow tamit lii nga fi defoona ay waa yaanaa maar di def ay dil ñu jàpp leen lan moo ci indi ay Bougazelli defoon na léegi dañu bëgg léegi ñu ne comme que jàpp ñu Bougazelli nañu bàyyi kii après ñeneen ñi di sàcc loolu la Abdou Karim Gueye wax sàcc la toje moom toje rek lay doon gayin sàcc moo bëri man ay meew laa sàcc man xar laa sàcc man nag laa sàcc kese la amul bu gën a diis léegi nag temps jot na parce que man ba tey gëm naa ne waa ji am na message yu muy dégager yoo xamante ne am nañu espoir ba tey te man bëgg naa loolu ñu exploiter ko de bëgguma ñu rendi ko de billaay su ma amoon fital dinaa protéger pour bañ ñu rendi ko waaye damay ragal nag moom mu rendi boppam nag parce que ñu ngi wax ay affaire erreur yoo xamante ne def nga ko ba noppi pareegunu yow nga ci yokkaat yeneen yoo xamante ne kenn xamul fu mu jóge parce que bu njëkkoon ñëpp ñi nga wax ne doo collaborer ak ñoom yaa ngi collaborer ak ñoom pourquoi parce que da nga nekk en eau trouble parce que ñu ngi lay takkal foo xamante ne ñu ngi lay bëgg a sànq léegi nag nga ne naa créer kon man ñi ma doon wax ne baaxuñu du ma ànd ak ñoom léegi naa commencé di ànd ak ñoom quoi bu ko defee man buñ ma laalee réew mi génn réew mi injustice la doon xeex ndax ab saay-saay boo xam ne bëggul kenn koo xamante ne du koy opposé wu kooku boo tooñee sax bu la laalee réew mi dina jug même boo dee saay-saay yow ni moom bu la laalee nit ñi dinañ jug parce que dañ koo xamal ay antécédent mu am benn habitude képp koo xamante ne yaa koy bëgg a mën a remplacer wala ngay am opposition ci réew mi mu seet naka la lay éliminer yëfu saay-saay yooyu muy def nag su jàppoon ab mandikat sax ab drogué kooku doon espoir d'un pays su ko laalee réew mi jug mais loolu nga def noonu foofu nga dugg nit ñi sax dañ koy rus a wax ndax yërëm la quoi billaahi gars yi dañ koy yërëm pour bañ koo tudd mais foofu du woon sa cër léegi nag on t'oblige à faire comme eux mooy ngay dem léegi nag di nekk ak ñoom bu kenn defee lu baaxul tu es obligé nga ñëw di ko protéger parce que da nga bëgg yow ku la protéger alors que tu avais un langage virulent vulgaire et dans le bon sens parce que li nit ñi doon nangoo wax ci suuf moom ngay wax ci kaw ñu la ciy soutenir bu ko soppi mais nag bu ko biaisé quand même da ngay nekk ci dëgg nga xam léegi position bi nga am responsabilité ñaari jabar nga yore woon ak say doom wala ay sa parents yooyu dimbali léegi nag toute une nation toute une jeunesse ñooy rêver
pour séparer wu de la domination française, de la pression étrangère sur nous. Ñu bëgg doon un peuple te langage boobu ngay tenir man moom laay tenir moom laa gëm te tous les panafricanistes moom la ñuy tenir moom la ñu gëm. Ahmadou Diop bis bu nekk mu wax ko ci ay émission am nit ñi loolu la ñu gëm soppeekul dara ak li Thomas Sankara doon wax French Fanon doon ko wax ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen bëgg nit ku ñuul soppeeku bëgg nit ku ñuul di dund librement di jël ay décisions yi ko concerné comme tout le monde langage boobu boo ko amee mais gars yi gëm loolu du yow yaa ko fi créé na nag de du créé woo ko ni nga koy waxee laa koy waxee la ko keneen ak ñeneen ñooñu ñëpp ma lim di ko waxee waaye yàlla yow la tànn nga incarné ko su la yàlla tànnee nga incarné ko da ngay xam loolu nga yore lan la mais doo yolos guddi di dem di taxawaalu fenn pour du plaisir ay explication yoo xamante ne amul benn sens bu ko def soo juumee juum nga ku juum da ngay xam ne juum nga gars yi baal la ñu avancé bul ko remplacer ak ay fen wala ak ay scénario parce que boo loolu da lay tuutil ça ne te grandit pas gars yi ñu ngi def lu raw loolu ah juum naa de waaw juum naa waaye nag noonu ñu waxee ne noonu la demewul noonu de nii ak nii la doon demee ma juum man moo tax man jigéen du ma maase man su may dem maase xam naa ne sax léegi góor maase la sax wóorul quoi mais nag góor am na loo xam ne ñamoo la ko def soo bëggulee sa moroomu góor moo gën a moins danse que bu dee jigéen ah man moom jigéen du ma maase moom xanaa sama jabar dëgg yàlla parce que day neex boo xamante ne moom yeneen moo ci kii quoi man damay wax nag sama bopp quoi xanaa nag ma bëgg a def yëfu saay-saay waaw danga koy moytu surtout boo amee looy incarné wu am na ñoo xam ne boo demee hôpital sax feebar ah man benn waaye moo wax ne kii man infirmière dama defoon daf ma nopp quoi fekk c'est son devoir mu lay toppatoo di la sourire man mi may liggéey ci hôpital bi loolu dama ko doon def mais da nga koy def sax benn jigéen mu defe ne da nga ko nopp wala dafa am loo bëgg am ñoo xam ne subito la ñuy nekk sur la défensive waaye boo nekkee professionnel da ngay xam ne lii liggéey la donc dafa am yenn yoo xam ne limite la da nga koy xam parce que yii boo ko tàmmee ñu jox la nguur gi da ngay dem bay def ñoom Mobutu li ñu doon def di yegg ci seen jabaru ministre yi loolu waxuma ko c'est son ministre de l'information moo ko wax nee naa toog na ci table ma toog ak Mobutu mu jël loxoom di ko dawal ci sama pooju jabar waaye ñemewu maa wax parce que dañu lay rey am na fi ay président yoo xam ne dañuy tëddee seen jabaru collaborateurs yi parce que danoo feebar affaire bi feebar la ni ngay nekkee mythomanie di mën a fen comme ñi fi nekk nga xam ne boo leen laajee seen tur sax faaw ñu fen quoi dañ ciy yokk leneen noonu la amee ay sàcckat ñoo xam ne feebaru sàcc la ñu yore gis naa kenn koo xamante ne buy sàcc dalay xool ngay mu lay sàcc mais pour moom yow gisuloo ko quoi feebar la noonu la rëy nekkee feebar noonu la bëgg jigéen ba yegg ci benn degré bi di feebaree te am na ay thérapie soo ko amee da ngay dem nga faju ji ñu faj la parce que des fois sax même gars yi ngay gis ni ñaan ay 1 2 3 4 nii bul defee ne dañuy jéem a topp sunna c'est parce qu'ils ont des problèmes affaire bi boo ko toppee da ngay dem ba nga xamante ne yow koo gis mu ron rek nice rek da ngay defe ne ni mu nooyee comme beneen bee nga romboon moom lay mel ngay jéem a découvrir rek après da ngay dugg ci monde boo xam ne dootoo ci mën a tee génn da ngay dem ba nga xamante ne yow kenn dootu la mën a satisfaire ngay dem nag ci film yi di seetaan ay film di tëdd ak ay jigéen bu nekk dans une autre réalité dans ta tête da ngay feebar
li may wax ni nag waxuma ko docteur yee ko wax ah da ngay dem ba jóge ci monde boobu benn jigéen dootu la mën a satisfaire léegi nag ci monde virtuel ngay nekk mu mel ni comme canaliste yi bu ñu lay faj ngay dugg ci ay masturbation ak ay yu nekk di seetaan ay façon jigéen yu nekk ngir satisfaire sa bopp baaxul nañ ko faju bala muy yàgg nañu ko faj nañu faju nañu góorgóorlu nit ku lay wax dëgg nag da ngay profitoo nga avantage wu ci mais ñu lay dimbali yow na nga defe ne yow kenn waru la wax dëgg parce que da nga am benn autorité ci réew benn considération réew mi baaxul loolu day yàqal ay nit am na ñu fi yàqal ba noppi de te gënoo leen te ñiy ànd ak yow te bëgg la ñoom it dañ la war a wax dëgg léegi ci teel bi moo tax challenge warul jeex adduna bi lépp ay challenge la war a jeex te yàlla loolu la xam moo tax mu ñuy challenge bis bu nekk bu du woon loolu boo jullee benn yoon mu ne la baax na tàbbi nga àjjana waaye yàlla dalay bàyyi xolal ngay rey sa bopp laa la wax ni di yeew ay 4 heures du matin di wérdi di jàng mémoriser alxuraan bi di wérdi chaque jour di baal nit ñi mu ne la àjjana bi ku ma neex kese moo fay dugg ay waay man fu ma jëm waay ak li may def yëpp te amuloo garantie loolu mooy challenge bi yàlla bëgg a bàyyi ci ñun nga am incertitude xamuloo foo jëm bu ëllëgee nga nekk nag di challenge rek fekk nag boobu yàlla may am nga ko bu yàgg waaye dafay bëgg ngay gën a yéeg ndax bu ëllëgee foofu dara du fa doy loolu la wax dara du fa doy waaw moo tax dof yi nga xamante ne dañ leen di dig ne leen am nga ko ba noppi tax ñuy telli nekk ci lu leen neex dañuy nax seen bopp rek bu demee mën nga mucc mais boo nekkee ci monde boo xamante ne boo nekkoon tey ci monde boo xamante ne ah yow yaa gën a nekk au bas de l'échelle pourtant yaa ngi ci monde bi de waaye yaa fa gën a tuutale li nga am di nga am lu la naqari lool de tey ñëpp bëgg a nekk président mais benn nit moo ko fay nekk ah donc bëgguloo nekk ci monde boo xamante ne yow yaay doon ki fa gën a tuuti donc da ngay góorgóorlu ba bu ëllëgee doo dugg rek boo demee Maison Blanche fa la ñëpp bëgg a dugg ñëpp fa la ñu bëgg a liggéeyee waaye am na koo xamante ne duusi rek lay raxas biir Maison Blanche te pourtant Maison Blanche lay liggéeyee mais moom duusi rek lay raxas duusi waaye bu ñëwee dañ koy jox paas mu dugg mu wane kartam rek dugg waaye moom journée bi yëpp moom ginnaaw këru nit ñi lay raxas gars yi di saw muy tis muy fomp ka raxas aka weñ loolu rek lay def am koo xam ne rey mbóot yi rek lay def ak fexe ginax yi bañ faa am nañu góorgóorlu defar réew mi baax maa ngi jégalu xam naa fii laa yam bu fekkee ne am na ku ci bëgg a yokk dara xaaral ma xool def naa gars yi ci Ablaye Fall Mawo mu ngi ma doon woo léegi nii Abdou Khadre ma jox la kàddu gi allo oui Elimane allo salaamaaleykum waaleykum salaam waaw sëñ Njawar waaw ma nga def ñu ngi lay nuyu di la ziar ñu ngi lay delloo ziar sëñ bi di la ñaanal yàlla jàmm ak ñun di nuyu ci sëñ Abdou Khadre ak sëñ Ahmad Diop mi nekk si ligne bi ndeysaan oui bon ñu ngi lay déglu vraiment ak avec déglu bu baax pas avec passion mais quand même déglu nañ la bu baax déglu nañ sa discours bi nu mu profond wee yàlla na fekk rek ñi koy déglu tamit comprendre ko noonu. amiin parce que nag bon dëgg dafa metti tu vois te nag gis nga nit li koy gën a dimbali rek mooy nga juum nga ne juum naa loolu yéen tubaab yéen a koy wax un faute avouée moitié pardonnée. Tu vois, donc du coup, waa ji moom Abdou Karim Gueye man en toute sincérité mësuma ànd ak moom si li muy dox mais discours bi si frère am yi mu ko adressé su fekkee ñoom ils sont objectifs c'est un discours vraiment très pertinent tu vois te loolu mooy dëgg parce que man toujours dama ne man Sénégal mënuñu nekk rek si éternel recommencement franchement parce que mënuñu rek Abdoulaye Wade Abdou Diouf jóge na Abdoulaye Wade ñëw ñu rebolote Abdoulaye Wade jóge fi Macky Sall ñëw ñu rebolote keneen ñëw ñu rebolote loolu dafa war a jeex Sénégal dañu war a toll foo xam ne continuité rek lay am te lii nag li ñuy gis ni muy dessiné wu vraiment li ñu naan sax li ñu naan lii xëy ñu neex parce que
man damay wàcc tuuti si loo xam ne mooy que li ma gis démb muy wër si réseaux sociaux yi jigéen boobu ñu ne xaw ma moo nekkoon Fuuta Tampi xaw ma. te génn léegi Fuuta Tampi gars yi ne dañ ko jox kër dañ ko jox oto yi demee noonu. mu am benn nitam boo xam ne démb si guddi dama ko déglu j'ai écouté cette vidéo 2 fois foog naa Seneweb lañ ko invité. muy wax des choses yoo xam ne man dama tiit parce que nee na fan bi mës nañ ko invité mu wax ay wax yoo xam ne ay fen la te ñoom démentiruñu ko parce que ñi ngi àndoon. léegi fan bi léegi àndatuñu rek léegi c'est déballage la quoi. ça veut dire que personne ne sérieux quoi. donc suñu nekkee rek comme que ñoo bokk benn cause même su fekkee da ngay fen sax pour am loolu voilà dañ lay nëbbal. pour man du noonu. nit da ngay wéet gore wéetali ko gore te tamit nag pour yore destinée sénégalais yi c'est pas un jeu comme tu dis xale yi am si nit ki espoir am si moom yaakaar ba nga xam ne tey soo xoolee affaire bi am na si ñoo xam ne ñu ngi saaga seen bopp ngir moom parce que affaire u Adji Sarr bi ba mu amee am na ñoo xam ne nee nañ su seeboo waa ji sax ëmbal seen ndey sax d'accord nañu xam nga loolu ku dem ba egg foofu nga war a mën a toog réfléchir xam ni yow mii li waroon Sidi An li Sidi An di def ñu koy baal yow kenn du la ko baal nañu xam dëgg man bëgguma sax wutuma nekk chef de quartier wutuma man je veux être juste un bon père de famille point léegi nag ko jàpp ni yow dépassé nga nekk père de famille bu baax ba naan da ngay jiite penc bi nag xalaay mënoo bokk ak kooku posture tu vois te nag ay mbir nag si dëgg rek la mën a tegu amul lenn loo xam ne su dëgg amul su yàggee day daanu il faut que les gens apprennent d'écouter la vérité l'accepter et puis ñu koy waxalante loolu mooy tax mbir mi fépp fu ñu jàll mu dëgër wante su fekkee ni dañuy bàyyi rek di maslaa li olof yi di wax naan ànd jeyante tàqali koo jëwante moo fi am maa ngi jégal wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu Abdou Khadir waaw asalaamaaleykum maa ngi leen di ziar waaleykum salaam di nuyu Sidi Bouyaan di nuyu sama Amadou Diop moomu ak Njawar Diop moomu man xam naa ne bu baax ay mbokk yu jagalam dañ koo xool rek waaye yàlla baax na non man maa ngi dégg damay déglu nag lu bëri nag ndeysaan mais dama li may wax daal mooy man Sénégal dama gëm-gëm bi ma gëm te du ma si tegg mooy moom laa gëm man lan gëwmu lépp lu ma gis nag laa la wax mu nekk sama yoon ci yoon bii Macky Sall dama koo teg côté moom dama koo effacé ndax man maa ngi koy xaar le 2024 mais si kanam nii lépp lu ma gis xaaxaam bu ma gis man dinaa ko xeex ba mu mat rek te képp ku postulé présidentiable ci Sénégal gii foo mën a nekk ak moyens yu ma mën a am dinaa gëstu ba xam yow yaay kan dinaa déglu say discours bu ko état bi deful man dinaa def man te dinaa wax li ma gëm ak li ma xalaat te du ma si xaar dara lenn li may wax xam naa ne boo duggee sama post sama Facebook di nga ko gis ñaari vidéo defoon naa ko ci problème mu Ousmane Sonko depuis bi affaire bi amee nee naa leen vidéo bi ma njëkk a dem def dama ne xeex bi le Sénégal rek moo si ñàkk entre Adji Sarr ak Sonko le grand perdant c'est mooy le Sénégal ak les Sénégalais te mi ngi nii yàq nañ kii léegi njëgi seer na ñan ñoo koy souffrir les Sénégalais Adji Sarr yëgu ko Sonko yëgu ko te la ma leen waxoon moo am nii ñoom ñi ngay noos lekk Adji Sarr a ngi def ay vidéo di teg Sonko mi ngi nekk fii di génn di wax nekk ni kon Sénégal moo si ñàkk deuxième vidéo bi ma def ma dekk comme li Abdou Karim ñuy wax daanaka loolu vidéo boobu noonu la demee woon ñëw na leen je suis Pastef ndax l'idéologie Pastef n'est pas mal mais bu fekkee ne Pastef bi ma dégg lire seeni idéologie ak li ñuy wax ne noonu la parti di doxee ak liy dox nii am bokkul ni leen li ngeen waxoon ne leen yéen gëm-gëm bi ngeen am ci politique mooy changer le système ak lii yëpp ak lii ngeen def nii amul da ngeen a waxoon ne nekkul benn nit mooy nekk ci am parti bi yor parti Pastef benn nit di ko incarné te loolu ngeen gëmloo woon nit ñi
mais lii ngeen ni wan nii da ngeen di incarné ne budul Ousmane Sonko du kenn waaye leen nag comme que Ousmane Sonko fote na te yéen a waxoon ne lii ngeen di doxale ci seen parti du doon parti président du doon parti kenn li ngeen gëm mooy li Sénégalais yi gëm ak kii ku fi mën a nekk ci tête bi bu deful lu mu war a def da ngeen koy kii kon Ousmane Sonko il a fauté il a gravement fauté il faut le sanctionner lii laa leen waxoon mais kenn dégluwum ma daal di bàyyi noonu mais may suivre Ousmane Sonko dès le début c'est lui qui avait dit à ses compatriotes à ses partisans ne leen même yéen ñi ma àndal ku si fauté du ma la jàppale du ma ànd ak yow loolu la gëm la woon Sénégalais wax loolu say partisan ñi nga bokkal parti nga ne leen même bu ma faloo ku si def erreur du ma la jàppale buy wër lu mel noonu bu mu ñëw sama parti kooku defagun 2 jours koo xam ne bokkut ak moom parti di ko jàppale donc def erreur faute grave mu ñëw di ko jàppale mais kon ulu Sénégal fan lañ jëm mais que les choses sont tellement claires dañ koy gis mu leer nañ buñ koy dévier nag dañ koo bëgg a dévier dañoo bëgg a dévier qu'on se dise la vérité bu ñuy dévier lii ñuy gis nii dañ koo bëgg a dévier comme que nit ñi dañoo bëri nag ma yem fii mais li ma bëggoon a wax wees na fii mais waaw da nga koy gàttal rek lu nit ñi mën a jàng rek waaw pour mu bañ a doon chronique parce que am na waaw loolu daal laa wax daal na ngeen xoolaat bu baax nga war di ni ñuy analyser comme ni nga analyser noonu la quoi effectivement salaamaaleykum war nañoo xoolaat Absa Diop waaw Njawar waaleykum salaam maa ngi lay nuyu Njawar di nuyu sa panéliste yi ñu ngi lay fay waxtaan bi am na solo Njawar dégg nañ sa position li nga wax ci vidéo Abdou Karim bi donc wax na ci ay dëgg mais Njawar comme li Sidi Bouya wax man Abdou Karim ku ko yàgg soutenir la dëgg la ci ay combaawam et tout mais man dama gis ne il est trop impulsif gis nga nit boo koy yedd sax waa da ngay am noo koy yeddee waa noo koy defee waa rawatina ki nga xamante ne comme ni nga ko waxee Sénégal yëpp dañu am lu ñu yaakaar si moom ku ñu ne xëy na am nañu yaakaar njort bu rafet ne moom mën nañ ko jiital ëllëg mu jiite suñu réew liggéeyal ñu nun suñu réew li ñu soxla am na dëgg yoo xamante ne nee nañu duñ ko wax ci place publique doo ko wax ci dafa am dëggu penc ak dëggu nekk ak dëgg yoo xamante ni nii danga koy wax ki nga ko sekkal même Sonko il fait des erreurs d'accord loolu yëpp dëgg la mais moom en tant que activiste moom Abdou Karim c'est pas la première fois muy def sortie yu mel nii c'est pas la première fois tout le temps day def ay sortie yoo xamante ni nii doo comprendre tàmbali ba ak daaneel ba ndax dafa impulsif ñu bëri loolu lañ koy ŋàññee ci ay yenn position li mu wax am na ci ay dëgg Njawar ñun duñ ko bañ mais mag sa doom sax am na yedd yoo xamante ne boo ko koy def doo ko defee ci ay diggu moroomam di nga ko rusloo di nga ko gàcceel waaw man dama jàpp ni am na neneen nu mu doon waxee lii wala mu woo Sonko xaw ma am na moom ak contact Sonko mu wax ko li mu koy wax ñoom ñaar ñu sekk ko parce que Sonko nit la tamit day juum mais jàppuma ni moom sax il a attrapé la grosse tête wala dafa teg boppam fu mu eggul moom Ousmane Sonko jàppuma loolu donc ñi ko jege di ko approché wax nañu loolu si moom ku ci mel ni docteur Diallo Diop nga xam ne moom frère la ci nu mu tudd Omar Blondin Diop wax kay wax na lu mel noonu ci Sonko donc nit dong la dafay juum dafay def ay erreur et tout mais am na dëgg yoo xam ne boo koy wax ci ñenn ñi am jarul muy ñëw sur la place publique man loolu laa ko jàppee waaw mais moom en tant que activiste Karim il est trop impulsif dafay demee xadar te affaire yi du noonu Njawar yow yàgg nga ko affaire yi course de fond la yow sportif nga du marathon du 100 mètres 400 mètres Usain Bolt wala 200 mètres course de fond la dafa am combat boo xamante ne ñoom activistes yi dañ ko sumb te dañu foog ne résultat bi tay la wala suba la wala ginnaaw suba dañuy ñaan yàlla mu bañ a yàgg mais liggéey bu soreegum la maanaam eggaguñu
ca njombaxtal la dëgg la moo tax am na yoo xam ne da nga ciy def ndànk rek jarul yenn xadar yi quoi waa affaire bi ndànk la dafa war a am dal waa dal dafa baax ci yenn yi quoi communication boobu ngay wax Sonko yàgg na def ay erreur de communication mais boo seetloo parcours am ba suñu jonn yàlla tey il s'est beaucoup amélioré malgré que ni waa man loolu laa jàpp am tàmbali ba ak léegi boo seetloo am na amélioration am ci communication Njawar maa ngi jéggalu bugguma guddal dëgg la xam naa li nga ko conseillé tey nit yi ñu ngi lay dégg te dinañ ci bàyyi xel alhamdulilah jërëjëf soxna si ñu koy gërëm moom muy doon wooye foofu te jërme am na kenn ku ci bëgg a yokk dara waaw man day Ndiaw soo ma bàyyee ma wax ci 10 minutes quand même soo ma permettre loolu Amadou Diop 10 minutes ëpp na nag parce que xam nga lu tax mais waaw parce que xam nga lu tax tamit ma wax la ko boo waxee 10 minutes day ëpp fi nga xamante ne foofu laay mooy 90 minutes yi du ma ko mën a éditer pour mën koo dugal right away pour nit ñi mën koo déglu d'accord bàyyi ma jox la 7 rek 7 maximum léegi acca voilà léegi dama bëgg nga déglu ma Njawar ñëpp a ngi déglu waaw dama bëgg yéen ñëpp ngeen déglu ma xel waaw baax na xam nga Sénégal maanaam ay diversion la ñuy def muy ci politique bi maanaam les acteurs politiques ñoom ñëpp tous sont presque pareils. Évidemment, le sujet qui fâche, c'est quoi? La sortie de Sonko. Wow. Manque de communication. Que d'aucuns qualifient même de faute politique ou de dérive, ou d'étourderie même. Wow. Wow. C'est regrettable. Ça, c'est mon avis. Wow. Est-ce que discours leader là? Parce que Sonko donné, le dossier est vide. Ça n'engage que lui. Le problème est entre les mains de la justice. C'est sa grille de lecture. Biaisé, farfelu, peu importe, ou juste. C'est ça la vérité. En conséquence, li nga xam ne moom laay intervenir ci bu Sonko pare ci loolu Sénégal dafa am loo xam ne daanaka kenn mus koo def ci histoire bu Sénégal surtout le dernier venu qui a suscité beaucoup d'espoir au Sénégal, en l'occurrence Macky Sall. Parallèlement à l'affaire, à l'étourderie de Sonko, de ses dérives, que d'aucuns dénoncent véhément, peut-être avec ardeur, peut-être sans retenue, peut-être contradiction politique selon leur vision. Ça, c'est clair. Simon Kilifeu nekk ci Y'en a marre, ils ont fauté. Ça, c'est sûr, Y'en a marre. Démb Macky Sall ñoom la àndaloon ci place de l'Obélisque. Qu'est-ce qui s'est passé? Maanaam, ils sont responsables. C'est la responsabilité, la première responsabilité, parce que dégg naa discours Karim Gueye. Parce que Karim Gueye, en fait, il s'est focalisé sur Ousmane Sonko, en essayant un peu, selon ma vision, selon ma grille de lecture, pour ne pas dire qu'il a donné des circonstances atténuantes à la classe politique, c'est-à-dire, en l'occurrence, le président de la République et sa bande de canailles. Excusez-moi du terme. C'est ça, c'est mon interprétation. Parce que donner du député de l'ENN, non, je ne partage pas ce point de vue. Parce que les députés qui sont accusés de trafic de passeports diplomatiques, c'est très grave. Au plus haut sommet de l'État, il n'y a plus d'État. Simon Kilifeu ñu ngi prison, la justice s'est saisie. Mais affaire au faux passeport, criminalité là, organisée, en bande organisée, c'est totalement illégal, de faux documents là, trafic d'argent sale. Mamadou Sall, Boubacar Biaye, ñu ngi taxawalu ay faussaires lañu. Voilà, parce que ñoo nekk ci Macky Sall ci APR
lolo la justice waxugu ci actuellement la justice est obligée de s'autosaisir sur cette affaire scandaleuse qui n'en est pas une parce que ci lolo lañ dëkk. C'est ça pour moi, c'est ça le vrai débat. Quand bien même que Ousmane Sonko a fait des sorties scandaleuses. Voilà la réalité. Parce que faux mariage lépp nga ci xaalis nga ci lépp nga ci ay millions lañ leen di jox kooku day ternir l'image du Sénégal. C'est pas une première fois Boubacar Seye ñëw na Sénégal jekki-jekki wax ñu këf ko ci aéroport Dakar gis ngeen li nga xam ne moo ci mujj pouvoir bi daf ko doon jéem a bayale maanaam di ko jéem a làq. Cette fois-ci effectivement il y a l'affaire des faux passeports Sonko violé ou pas violé la justice ne s'est pas encore prononcée maintenant l'affaire est pendante à la justice c'est ça la vérité pour man foofu laa yem ci discours. voilà jërëjëf Ahmadou Diop yow jeexaloo 7 minutes yi sax donc maa ngi remercier ñëpp ñi nga xamante ne tey participer woon nañ ci émission bi di leen jox rendez-vous incha allah altine di souhaiter ñëpp ñi nga xamante ne dañuy dem am na sa Ablaye Fall maa woon ne ne dafa bëggoon participer xaaral ma jox ko kàddu gi di doon wax ne rek di souhaiter ñëpp ñi nga xamante ne dañuy dem ci màggal Touba gi wala ñu koy màggal ci seen localité yi ñu nekk. allo. maa ngi leen di souhaiter un bon màggal waaw kooka la Ablaye Fall Mao. waay je lui waay. waa acca ñu jox la kàddu gi da nga bëggoon participer nga ne. waaw dama bëggoon a participer. waa acca demal. man Ablaye Fall Mao président de l'APD alliance Patriotique Jambar au Sénégal. Bon déglu naa débat bi vraiment c'est très intéressant. mais patriote li nga wax am na solo lool ñuy def politique. politique du lu la neex wax lu la neex def lu la neex jëf. te gis naa ni politique bi ni ñu koy doxal nii gars yi ay profiteurs lañ ci ay situation. man bu ma nekkee opposant du teewul ma du tax may wax lu baax lu bon lu ne ma accepté ko. man damay def ay erreur nañ ma sanctionné ci erreur yi may def. keneen bu defee ak erreur am ñu sanctionné ci erreur yi muy def. mais mun ñu suba dañu war a yor réew mi ba pare lu bon lu lañ bëgg ni baax na ndax dañu opposé. man gis naa bëgg démb sax ay avocat bu ma attaqué wax ni ma yow da nga nekk opposant yi nekk opposant pouvoir. man kon loolu nga wax loolu ànd naa ci ak yow parce que man je suis fier de moi parce que gëm naa ne lépp lu baaxul te nekk ci Sénégal dinaa ko wax. kon am na yoo xam ne man dama ci ànd dégg naa nag li nga wax lépp analyser naa ko c'est un argument scientifique ku la dégg tey xam ni dëgg rek nga wax. Abdou Karim lu wax keroog loolu dëgg la du ma cité turu kenn nag di ko jox personnalité. mais nañu xoolaat bu ñuy communiquer nañu xool ci li ñuy communiquer lan la. parce que man du ma accepter un délinquant ñu ni kii délinquant la nga di ko jàppale. wóoragul ni délinquant la nañu bàyyi ba mu nekk délinquant. waaye gëm naa ni nag bu nekkee délinquant ëllëg mën naa tudd turam Ousmane Sonko dina ruus. Mën naa tudd turam parce que jéem nañ la amagul xamaguñ fu mu jëm. nga commencé ñuy wax bay accuser ay procureur nee na ma keroog gis nga ñun xam nañu ni système Sénégal bi ni muy doxee day wate taxas genn wat lay watee day wate taxas genn boor ñun xam nañ ko. ku nekk ci pouvoir gi mën ngaa bañ a am problème ku nekk ci opposant mën ngaa am problème mais nag tam ñi ngi tracé ci dëgg. am na loo xam ne dëgg la mënoo ànd ak man su ma àndee ak Macky Sall wala ma ñàkk ànd ak Macky Sall su ma siisi def lu mu war a def xam naa fa ma teg sama tànk. ëllëg dina ñëw siis bu ma siise loo xam ne waroo ma ko siise bu ëllëgee tam gis nañ fi gis nga problème de Gbagbo gis nga fa keneen ak keneen gis nañ problème Yaya Jammeh gis nañ fa keneen ak keneen ñun bu ñu nekk opposant nañu honnête ci li ñuy wax ak li ñuy def ndax ëllëg loolu de la peuple bi mënuma nekk opposant exemple tey jël la cadre de Barthélémy Dias Barthélémy Dias dafa def erreur dañuy def na erreur ñu sanctionné ko tëj ko kaso Macky Sall gagné an élection yi génne ko def ko député ñu toog ay tour mu am problème ak Macky Sall bëgg ni ko kat ne ko kon dañ comme da ngaa tooñoon da ngay dellu kaso waaw da ngay dellu waaw dañ lay delloo wallaay dëgg la ban réew la ñu ne vraiment wax nga dëgg de ban réew nga ni yow kii tooñul kenn nañ ko génnee nga génne ko ba def ko député mu nekk député ëllëg muy daj sa kaw nga ni ko kat da lay dellu kaso
moom mais où se trouve la république ci kaso bi lañ ko bindee ci liste bi ci kaso bi la nekkoon bi ñu koy bind ci liste te mu nekk ci kaso bi bien vrai que jugé guñ ko mu nekk ci kaso bi am na ci droit bind ko parce que jugé guñu ko xamaguñ la culpabilité état d'esprit la tooñagul waaye nag téye nañ ko nga def ko ci liste bi génne ko pare def ko candidat léegi nga ne ko léegi nag mu attaqué nga daga tooñ tey ji est-ce que Ousmane Sonko lii muy def tey lii mu def sortie bi mu def tey dinaa tudd turam parce que politique damay politique dinaa tudd turam ci dëgg parce que man lu nekkul dëgg opposant la mooy opposant te patriote la wax man may patriote bu ñu peesee patriote ci Sénégal xam na ni gënumaa nekk patriote kon naa ko gëm ni ko tey bu nekkoon candidat Macky Sall nekk candidat Ousmane Sonko laay faral wallaay ak man ñoom ñaar ñu fi desee jërëjëf mais kon duma ko permettre ëllëg mu def ay erreurs yoo xam ne dañ koy nangu ak moom wallaay dama ni wax ni la gars yi bu fekkee ñoo tooñ mu yaa n'avait marre se dit waxuma yaa naa maar yaa n'avait marre parce que te problème mu jaas boobu nëgëri daa am fu ma leen teg man dëgg la député yii la ñu def nii nañ ko jaar lañ ma doon bañal Ousmane Sonko laa leen di bañal Ousmane Sonko bañ ko jàppee te waruñu ko jàpp damaa lànk ñoom itam bu leen jàppee te waru leen jàpp damay lànk nañ ko jaar fañ ko war a jaar jërëjëf Ablaye Fall Mawo def naa temps bi dab nañu maa ngi lay gërëm di la sant nag gërëm la sant la di gërëm mbokk auditeurs yëpp ñuy doon woote ñi ma doon bind ñu di doon fii la ay information aussi ñëpp a ngi États-Unis wul ma waa France wul ma diaspora bi yëpp maa ngi leen gërëm di leen sant ñëpp a ngi leen di fay ñëpp a ngi lay fay jërëjëf di gërëm ñëpp képp koo xamante ne dégg nga fi loo xam ne neexu la rek ñu ngi jéggalu waaw di baalu képp koo xam ne aussi dégg nga fi lu am njariñ partager ko waxtaane leen ko li américain wax jëm leen ko implémenté bu ko defee sunu dëkk bi am dëgg du neex de ay mbir yu positif yoo xamante ne xëy na du yàgg dans un futur très proche mu propulser Sénégal ci pays développé yi ndax sunu gars yi mën a ànd ak xel mu dal jaamu yàlla bu ànd ak xel mu dal di leen baalu àq di leen baal di leen ñaanal jàmm di leen wax ba altine incha allah di souhaiter un bon magal à tout le monde jërë ngeen jëf. merci beaucoup jërëjëf. sama gaa ñi dégloo ci sunu kër FM sunu rajo la sunu rajo la autrement du fenn fudul fii